macha allah ñu gërëm waa régie bu baax a baax gërëm Franc gërëm ñi fa nekk ñëpp sargal leen ci liggéey bu rafet yi ni ma koy waxee rek saa su ne dañu naan bu ma doon demee mag laa nar a def ni kooku jéemut a def dara jigéen ñi tamit macha allah buñ nee nañu jigéen ji taxaw naan su ma doonoon góor def li bu doonoon góor yi du def dara kooku mooy ñoom aada ñag ñi fa nekk ñu jaajëfalaat leen bu baax a baax ñooy jigéen ñi mën góor ñoo ñu nekk régie ñu gërëm waa régie yëpp Rose ma amaat mbégte dara la si plateau bi takkusaan nee naa la saa su ne su ma jàkkaarloog yow rek mbégte day yokk ci man dëgg la bàyyi la nga nuyoo ak askan wi dëgg la xanaa di kontaan rek ci yow di la fay nuyoo bi awa may damay kontaan trop nar a bokk ak yow plateau di nuyu sunu invité bi maa ngi nuyu waa kër gi yëpp ñëpp ña ca régime bàyyiwuma kenn maa ngi nuyu ñëpp di ne comme nuyoo amul mais maa ngi sargal ñëpp di leen naan jërë ngeen jëfati di seetaan émission bu mag bi muy Takkusaan émission phare bi liñ koy waxee macha allah émission bi nga xamante ne askan bi moo ko tànnal boppam di ko seetaanal boppam ndax liñ koy waxee saa su ne dañuy waxtaane li nga xam ne moo ñor askan wi muy société ak li nga xam ne mooy actualité nee naa leen loolu moo tax askan bi tànnal ko boppam kon nag fii la rek macha allah ci RTS 1 ñoom rek la ñu nuyuwaat sunu invité bi bu baax a baax sargal ko mu nekk sage-femme d'État Mariam Sy madame Dieng ñu am mbégte dalal ko ci plateau bi may nag Rosam baax na lool macha allah sañse na rafet dama bëgg jigéen bu jongo ma dama bëgg kuy sañse macha allah dama ko seen muy ñëw rek ma ne émission bi neex na parce que sañse bi dafa rafet madame Dieng maa ngi lay nuyoo am mbégte dalal la ci plateau bi nuyoo ak askan bi madame Fall jërëjëf xanaa li nga wax léegi dama la koy daal dee delloo rek parce que macha allah waaw di nuyu askan bi yëpp di kontaan bu baax ci invitation bi waaw parce que mënuma lim nag parce que su ma limee rek su ma génnee fi damay am problème da ngay juum waaw dëgg la moo tax ma tënk yëpp si askan bi yëpp di leen nuyu di kontaan bu baax si émission bi parce que ñu joxaat aussi occasion vraiment ñu jàkkaarloog askan bi jàkkaarloog particulièrement les femmes ñi nga xamante ne sont en âge de procréer mais aussi ñi nga xamante ne ay adolescentes lañu ay xale lañu mais aussi ñi nga xamante ne ñi ngi nekk en période de ménopause donc man daal jigéen ñi daal ñoo suñu ndey dëkkee damay commencé di leen nuyu ñoom ñëpp di leen wax ne daal tey moom ñoom ñooñu fi tax a toog ñu toog waxtaan comme d'habitude ñu ngi koy defee avec association des sages-femmes d'État du Sénégal di ci commencer remercier la présidente nationale madame Bigué Bambodj di wax naa suma ko limee moom lim naa sage-femme Sénégal bi yëpp voilà madame Fall encore une fois salaamaaleykum waaleykum salaam ñu am mbégte ci dalal biñ ko fi dalal nuyuwaat bu baax a baax Bigué Mbodj madame Ba ni ma koy waxee saa su ne kooku wëla la ci man mais yaay la ci man macha allah xarit la ci man lépp ci man bi ma koy xam ne naa leen mataluma sax 18 ans mais mu nekk nit ku baax boobu ba léegi macha allah man ak moom comme nag madame Mbodj Bigué Ba yàlla na sa jàmm yàgg ak foo mënti ne maa ngi lay nuyuwaale sa njaboot yëpp ma dellu régie ñu daal di jël benn élément waxtaan ci Covid bi doog koo tënk ñëw nag waxtaan ci li nga xamante ne moom mooy mbirum jigéen parce que tey loolu moo waral madame Dieng toogaayam bi fii ñu leeral ci ay ponk yu am solo comme ni ma koy waxee Covid bi nag kenn mënu koo jéggi ku fi toog rek dañ ciy wax surtout nag ki nga xam ne mooy liggéey ci santé ma dellu régie ñëwaat ci plateau bi. nuñ ko gisee ci yeneen région yi ci diwaanu Saint-Louis itam ñaareelu vague Covid 19 yi cas yi bëri nañu lool. bi yoon ni ñu ñëwee dafa gën a gaaw ni mu ñëwee woon bu njëkk maanaam su doon bu njëkk benn lañu am mën nañu wax ne bi yoon ñett lañu am ci natt bi su fekkente ne tamit dañuy wax ne bi mbas bi dooree ba léegi ñaata malade lañ ci am mën nañu wax ne mën nañ juróom benn téeméer ak juróom ñett fukk ak ñetti malade la ñu amagum ba tey waaye li tax sax bi yoon mu gën a métti mooy gaawaayu feebar bi dafa indi ne ñi nga xam ne dañoo feebar dañoo gën a bëri te fu feebar bi gënee bëri di ko faj di gën a métti pas parce que garab yi nekkuñu fi waaye parce que day nekk loo xam feebar bi dafay gën a garaaw. ñi nga xamante ne nag mbas mi laal na leen te ñu sonn lool ñu ngi leen di traité fi nga xamante ne moo di hôpital bu Saint-Louis Richard Toll ak bu Ndioum district sanitaire yi itam ñu ngi faj ñi nga xamante ne dañoo am Covid ba noppi am yeneen feebar. ci ñetti hôpitaux yi nag maanaam bu Ndioum Saint-Louis ak bu Richard Toll foofu nag fas nañu yéene yokk lal yi fa nekk. ci biir hôpital Ndar am nañu ñetti lal yoo xam ne yi mën nañ ci jël cas grave waaye ci suuf am na fukki lal ak ñaar yoo xam ne dañuy wax am na bouche d'oxygène maanaam su fekkete ne malade bi dafa ñëw
di xiixat soxla ñu dolli ko air am na fukki lal ak ñaar yoo xam ne yi nekk na ci suuf soo ko xaymawee muy fukki lal ak juróom ci hôpital Ndar soo demee Richard Toll tey ñaari lal lañ fa am yoo xam ne yi cas yooyu mën nañ leen fa téye dimbale leen oxygène soo demee tey Njum ñetti lal lañ fa am waaye li ñu bëgg mooy yokk ko ñu ngi ci yokk boobu ndax matériel bi mu nga fay dem soo demee tey hôpital Ndar di nga fekk ñu ngi defaraat circuit d'oxygène bi ci kaw pour yokk réanimation bi dañ ko bëgg yóbbu fi ñu toll nii ci ñetti lal yooyu bëgg nañ ko yóbbu ba ci fukki lal ak juróom-ñeent. fii ci hôpital régional bu Saint-Louis te centre de traitement épidémiologique bi nekk ci biir ay mesures yu am solo lañ fi jël ngir nag mbas mi bañ fi law. structure de santé su dul Covid 19 sax ñun dafa am loo xam dañ ñu ko sas maanaam képp kuy dox di ñëw ci sa structure de santé waru fa jëlee jàngoro doomu jàngoro wala feebar donc dañu tëral ay yoo xam ne yi dañuy gëstu loolu mooy indi ñuy def parfois di pomper ci biir hôpitaux yi mooy indi ñuy raxasaat matériel bi mooy indi ñoo xam ne ñi loolu rek la ñuy liggéey ci hôpital bi fexe ba lii nga xam ne mooy suñu jumtukaay bañ a lor ki nga xam ne kii moo ñëw pour faju commune bu Saint-Louis ëpp nit fii ci diwaan bi cas yi foofu la gën a bëree personnel médical bi nag jàpp na ne situation bi ñu ngi koy contrôler bu baax wante nag ñuy ñaax askan wi ñu gën a sàmmonte ak digle yi nga xamante ne waa Kër Docteur ñoom la ñu joxe. ñu sàmmante ak li nga xamante ne moom la waa Kër Docteur joxe madame Dieng seetaan nga li nga xamante ne mooy élément bi lan nga ci jàngat. waaw li ma si jàngat daal madame Fall moo di mbas bi mi ngi fi. mi ngi fi mi ngi law ci bu wér ñu gëm ko ñàkk ko bañ gëm mi ngi fi te mi ngi law. te bu ñu xool première vague bi li ñu amoon ak léegi li ñu am doy na waar trop donc encore une fois comme ni ko ñëpp di waxee. ñuy ñaaxaat askan bi di wax ne mbas bi mi ngi fi mi ngi lore. parce que mënoo toog journée boo xamante ne waxuñu dese. te première vague bi sax. dese yi demeewul woon nii contamination yi tamit demeewul woon nii. donc ñu jàpp ne mbas bi mi ngi fi. mi ngi law donc lu ñu mën a def daal mooy mesure barrière yi. ñu ciy wax di ci waxaat dañ ci tàyyee di wax. mesure barrière yi takk masque di raxasu. su mënee ne di def gel aussi parce que yaakaar naa ne accessible na léegi. masque yi sax bu njëkk ba. da nga daan gis ne dafa cher. awoon na cher mais léegi yomb na waaye léegi wax dëgg yàlla wàññeeku na. bu baax de sorte que accessible na. encore une fois daal ñu si dolli askan bi di leen si ñaax. di leen wax ni daal mbas bi mi ngi fi. dañu jël seen matuwaay bu ñu yaakaaree aussi ne xale lañu et que mbas bi même bu leen laalee du am ay complications yoo nga xamante ne ñu ngi koy gis si mag yi ñu ngi nax seen bopp. parce que gis nañ fi ñi léegi nii. statistiques yi génn. gis nañ si ay ndaw yu bëri. yu nga xamante ne mbas bi laal na leen te mu leen di lor. dëgg la te bu ñu nax seen bopp mën nga am mbas bi. feebar tane mais bu yaakaar ne jeex na parce que mën na am ay complications yoo xamante ne c'est dans l'immédiat mais itam mën na am ay complications aussi c'est à long terme. mën nga dem ba ay 1 an 2 ans ainsi de suite mu feeñ fekk si mbas bala woon. donc daal li gën mooy. naa jël sama matuwaay bañ a mbas bi bañ ma laal mais it tamit ma protéger askan bi c'est important donc daal nañu téye si mesure barrières yi comme pour le moment loolu la ñu gis comme méthode de prévention loolu la wone nañ ci téye Rose waaw jërëjëf madame Dieng aw man li may def lu dul di leen sant ñoom ñii suñu docteurs yi donc ñu nekk ci santé bi parce que macha allah amatuñu sax vie de famille ñi ngi ci hôpitaux yi am na ñoo xamante ne dañuy naan 10 jours gisuñu seen i njaboot ñu nekk fa donc ñooñu lu ñu wax ngal nañ taxaw foofu mooy lan ñi ngi raxasu sawar ci takk masque bi surtout man de léegi du daa mooy gis fu ma toll damay takk ba mu dëgg waaw kay donc nañ jàpp ci loolu ndax ñu xool fu ñuy mujjeg lii effectivement loolu lañ am amul garab amagul vaccin yi taxawgul donc comme dañ ne ñu taxaw ci prévention yooyu di raxas loxo di takk masque
nga la nañ góorgóorlu ci loolu te yërëm gars yi ku mu doon yow muy yow parce que boo toogee tey 10 jours gisoo sa borom kër gisoo sa njaboot wax dëgg yàlla loolu tamit nañ ko xoolaat gars yi nañ jàpp ci loolu te yërëm sunu maam yi mag yi nekk ci biir kër gi bu ñu wàccee ñu xam ñuy def déjà tout le temps dañu koy wax balaa ñuy dugg ci kër wala bu ñu duggee ci kër gi ñuy raxasu waaw balaa ñuy jege njaboot gi mag yeeg xale yeeg yooyu ñu jàpp ci loolu tamit vraiment madame Dieng macha allah yéen daal chapeau daal vraiment. ñaacee ngalaama comme ni ñu koy waxee xam naa ne dañuy ndar keppe ponk boobu ndax li ñu gën a bëgg a waxtaane tey mooy ci mbirum jigéen ñi mbirum accouchement naka la jigéen di ëmbee bay mucc ci loolu la ñu bëgg a waxtaanee tey mais ni ma koy waxee corona bi kenn mënut a wax dara jéggi ko ndax dafa doon loo xamante ne daf ne fàng ci bëtu nit ñi mais nag ak lu mu ci munti doon rek madame Dieng wax na ko li nga xamante ne moom mooy indi li koy mën a dellool ginnaaw mooy moytandiku yi nga xam ne wax nañ ko président jël na matuwaayam def na lu mu mën kilifa diine yi wax nañu loolu la ñu mën fajkat yi wax nañu loolu la ñu mën génn nañu wax nañu léegi ne ñun ñoo ci des ñun askan wi feebar bi fu mu egg ñun ñoo ko fa eggal parce que ñun ñooy dem ñun ñooy dikk ngalawaay ku ci nekk na xam ne mbir mi mbiru boppam la bu ko defee mbir mi dina xaw a wàññeeku parce que docteur Mamadou Ndiaye mi saa yu limee rek nga dégg quartier yoo xamante ne mosoo ko dégg yooyu yëpp dafay tiital nit cas communautaire yi moom waxaalewu ma ko marché yi ba tey nit ñi ñu ngi dem ngir yàlla ku doxul lu ñor demal nga toogi feebar bii da ngeen di madame Dieng wax mën nga dem mu bàyyi la ay séquelles fii ba 3 ans 2 ans mu génn laat la beneen jàngoro boo xam ne fekk ci loolu nga ko jëlee woon kon nag nañu fexe ñu moytandiku tere yi dafay daal di am solo ñu xam ne xeex bi suñu xeex la du xeexu kenn ku dul ñun ñoo ko moom kon nag askan wi dañ leen koy rek daal di ñaanaat kon nañu daal di ndar keppe ponk boobu daal di dellu régi jële ci élément boobu ubbiwaat beneen ponk bi bu ñu leen di xayma fii ci Sénégal toll nañ ci juróomi junni ñi nga xam ne ñoom ñooy sage-femme yi lii ci wàllu accouchement téeméer boo jël juróom-ñett fukk yi ñoom ñoo koy def lu toll ci ñetti junni ci ñoom ñu ngi ci structure de santé yi. centre de santé Gaspard ñaari gynécologue ñoo fiy liggéey fukk ak juróom ñaari sage-femme ñoo fi nekk au niveau des salles et loolu boo xoolee ci norme centre de santé xaw na takku dafa am période yoo xam ne accouchement yi dafay yokku période boobu dinañ dem ba passé 500. ci salle d'accouchement bi ci Gaspard Camara kenn amul jot sage-femme yaa ngi xool di bind ak a réew li ñu war a def lépp lu mu bari waruta am benn rëq-rëq. imaginer bébé bu judd si maternité boo xam ne xëy na peut-être dañ am lu ëpp ay 10 accouchement wala plus de 7 accouchement juddu te takkaloo ko lamam bi nga xam ne moom ngay identifier xam ne kii doomu diw ak diw la takku cordon bi aussi tamit lu si am solo la boo ko takkul xale bi mën na sañe ba maara day taale te femme bi nga xam ne dafa accoucher surveiller woo ko mën na tëdd fa mu tëdd ndeysaan du xam di sañe te yow doo si xam dara nga bàyyi ko fi dem toog 3 heures de temps 2 heures de temps del si boo ñëwee di gis loo xam ne du la neex bari na ay yoo xam ne vraiment mën na indi gàllankoor yoo xam ne buñ ko doon lim fii bari na. bu dee nit ku ne mun ngaa juum kii di sage-femme moom waru ko ndax nag erreur bu ndaw rek mu daal di lor bakkan loolu tax seen activité dañ koy xayma di ko topp bés bu ne. fii ñun li ñu mettre en œuvre pour qualité boobu c'était vraiment le projet Presmen bi ñu def fii au niveau du centre ñun moo ñu aidé bu baax. projet boobu nit ki bu fekkee dafa accoucher ba pare sax dañuy dem ci yow laaj la naka nga dundee sa accouchement ak lan moo la neex ak lan moo la naqari su ko defee yéen ñi nga xam ne yéen a nekk ci biir structure bi da ngeen di toog ngeen discuter boo leen ci discuter ngeen defar retour sage-femme yi. xam bi ñu xam li gàllu seen kaw tax na saa yu nekk dañuy nangu di nattaat seen bopp donte sas wi ak liggéey bi bari na lool. parce que garde yi des fois 12 heures de temps la 8 heures 20 heures boo ñëwee vraiment da nga war a concentré wu xool ne si ay nit ngay liggéey te ñi ngay liggéey aussi dañu bàyyi yu baree bari bàyyi seen kër. yaakaar ne man lii ma dal ni sage-femme rek mu ma ko mën a fajal sa kéemtalaay kàttan da nga ko sa war a def jàppale ba nga xam ne dina mucc si jàmm salaam nga xam ne benn problème du am. ngir fàggu nag jafe-jafe yi ak problème yi nga xamante bi ñoom ñoo ànd ak métier mi tey si seen bés bi nga xam ne moom lañ leen jagleel ci àdduna si dañoo tànn lii di liggéey bu mucc ayib def ko seen thème. dañuy wax fas lu mu daw dañ ko war a làbbali donc làbbali boobu moom mooy fexe ba nit ñi faj bi ñuy faj suba suñu xëyee ñu koy saytu di xool ndax mi ngi jaar yoon donc kooku nga xamee ni tey jii moo mën a gunge ndey ci ëmbam ci wasinam bu wasinee mu ànd ak moom ak doomam kooku dafay laaj di joyanti liggéeyam di ko sargal aussi parce que nit buy liggéey fenn day bëgg ñu naan ko waaw góor. donte nguur gi am na ay effort yu bari yu mu def jëmale ko ci seen métier mi tey am na taxawaay boo xamante bi war na leen cee jàppale ba tey jëm ci formation ak lu ni mel. donc ñu mën leen fekk te fu mu soree jàppale leen ci recruter ay sage-femme yu bare jàppale leen ci indil leen ay matériel yu tax ñuy mën a faj jàppale leen ba nga xamee ni ña fay faj tamit dinañ xam
pajin yu bees yi am yu yees yi nga xamee ni suñ ko defee ka nekk ca réew àll ba du ñee ki nekk ci réewum taax. ci at mi li ñu fas yéenee def jaarale ko ci seen association bi moo di wër Sénégal gépp ngir def fa lu toll ci 10 000 paj yoo xamante bi kenn du ko fay. mu doon loo am solo ñu sargalaat leen bu baax a baax ñoom sage-femme yi comme ni ñu koy waxee rek nee naa leen ki yor wér-gu-yaram mënuloo koo fay macha allah nga xamante ne ëmb ak imbi dafa metti risque yi ci nekk yëpp mais lépp ñu ginnaaw yàlla mi nga xam ne ci moom la jaare dañ koy daal di amee ci yéen yaakaar nag macha allah li ñu bëgg waxtaane kan mooy sage-femme ak nan lañ leen war a tànne ak kan moo ko war a doon ak bu fekkente ne pare nañ ci loolu dinañ ci indi nag ponk yu bari dañu ci wax tamit xat-xat yi nga xamante ne askan wi ñu ngi ko ci am yooyu yëpp madame Dieng dinañu ko leeral ci suñu biir waxtaan ak moom madame Dieng defe naa seetaan nga élément bi ma sargaraat Bigué ma nee naa lu ma sage-femme dem lu ma naqari rek Bigué Mbodj dina tax dootuma naqari ndaxte daf ma satisfaire ci tous les temps yi nga xamante ne maa ngi am ay accouchement Bigué daf may taxawu am na ci instant bu nga xamante sax dafa arrêté woon dem salle d'accouchement mais keroog bi ma ñëwee ak sama mat dafa dem summeeku solaat blouse am ñëw ànd ak man salle d'accouchement kon xam nga kii mënu ma ko fay macha allah kon moo tax lu ma ci waay def rek baal naa la ko ndax Bigué madame Dieng noo jàngatee élément bi ak lan kan moo war a nekk sage-femme. waaw damay kontaan déjà si li nga wax parce que Bigué macha allah on travaille ensemble ñoo ngi liggéey ci association bi mu ciy dox tamit lu bëree bëri wax dëgg yàlla ñu koy sargal élément bi aussi dafa fekkoon mu nekkoon benn 5 mai mu nekk journée internationale de la sage-femme donc reportage bi c'était en rapport avec cette journée là donc ci li nga wax ma dellu si sa question ci kan mooy sage-femme ak kan moo mën a doon sage-femme. waaw ok sage-femme dafa nekk métier bu nga xamante ne comme c'est une profession qui est médicale ñu bëri nag xamuñu ko. dañuy fa ne sage-femme paramédicale la. mais ci texte yi sage-femme métier profession médicale la. mais dafa limité wu dafa am limite. contrairement aux médecins. médecins yi maanaam daf mu gën a yaatal mais sage-femme yi métier médical la mais dafa am ci loo nga xamante ne loolu rek lay yëngu loolu lañ ko may léegi pour nekk sage-femme nag maanaam ñun ci école yi ñu génnee nu mu demee da ngay def concours dugg école d'état concours boobu da ngay am bac d'abord waaw il faut nga am bac ensuite def concours bi boo defee concours bi il faut nga def 3 ans de formation ci 3 ans de formation yooyu nag nga defa chaque année nag da ngay def examen boo defee première année examen jàll deuxième année def deuxième année ainsi de suite léegi nag ba troisième année bi nag moom la ñuy wax examen de sortie mooy wax examen d'état diplôme d'état boobu nag boo koy def dafa bëri loo xam ne dañ la ciy xayma dañ la ciy natt balaa ñu lay jox diplôme sage-femme parce que wax dëgg yàlla dëgg neex yàlla sage-femme buy liggéey ci bakken ngay liggéey donc c'est pas donné à n'importe qui pour être sage-femme donc man daal ci tënk loolu mooy métier sage-femme madame Fall macha allah madame Dieng dinañ ñëw ci côté accueil bi dikk bu demee ba doon jigéenu wéru ba egsi ci seen loxo naka ngeen ko war a teero mais balaa boobu damay jox Rose dugal macha allah li nga wax am na solo li madame Fall wax am na solo xam nga déjà tënk na turam sage-femme donc sagesse boobu moom war nañ koo gis si yéen mais bon un peu parce que dugg naa ci yéen tuuti léegi dama bëgg xam am ñoo xamante ne sage boobu ñuy wax nekkul ci ñoom di nga dem déjà comme li mu wax accueil bi moom l'accueil du malade c'est tellement primordial xam nga ci dara leçon spéciale la accueil du malade bi noo koy accueillir mais il y a certaines sages-femmes yoo xamante ne xamuñu loolu école lañ génnee wala génnuñu école loolu bëgg naa xam waaw parce que le nœud du problème li ñuy dund yëpp mooy accueil bi waaw madame Fall man damay jaaxle parce que man maa ngi ci réseaux sociaux yi dëgg la maa ngi ci Facebook bi dama dem sax ak association bi ñu créé page boo xamante ni ñu ngi ko tuddee association des sages-femmes maa ngi ci yeneen groupe yi ñuy wax si je peux me permettre de citer ces groupes bien sûr comme Femme Chic mais mën naa ne doo toog semaine boo xamante ne amul koo xamante ne mi ngi clamé sage-femme su ma ko déggee nag daf may metti da lay metti dëgg la day metti parce que yow boo bàyyee sa kër lonk sa saak maa ngi liggéey
dugg biir salle d'accouchement def sa liggéey boo génnee war nga am satisfaction war nga sant yàlla xool ne ah man kat j'ai fait mon travail comme il le faut man damay poser wu question parce que à chaque fois bu ma liiree kenn wax sage-femme nangam ma koy détaillé wax na ma lii def na ma lii ainsi de suite mais man sama problème majeur ci may jàngat yooyu damay gis ne salle d'accouchement rek lay am ci biir salle d'accouchement ci man li ma gisagum li nga gis ñuy kalaame ñi plaindre yëpp dañuy ne ba may am doom ba ma demee salle d'accouchement ba may am doom kese mais du ma mësuma gis en tout cas ou mësuma lire loo nga xamante ne wax nañ ko ne ba ma doon dem defi planning parce que service planning ba sage-femme ba nga fay fekk mësuma gis yi tamit koo xamante ne dem nga ni ah man kat ba may yóbbu sama doom vaccination la ma sage-femme ba def wala la ma foofu tamit sage-femme nga fay fekk nit ki ba mu accoucher ba pare ba génn salle d'accouchement dem lu ñu naan suite de couche yi tamit gisaguma ko nga xamante ne dafa ne ba ma nekkee suite de couche ba mu wasinee ba pare ba génn ca salle lii ak lii la ma sage-femme ma def te foofu tamit sage-femme yi nga fay fekk donc problème bi yëpp biir salle d'accouchement la donc il y a problème au niveau de la salle d'accouchement bu nit ki ëmbee waaw ba 10 ba egsi ci yéen ci foofu ngay wax noonu nga xamante ne ñaar yi fa tege yëpp xam nañ ko am la ak ñàkk bu ñëwee ba dugg foofu naka ngeen ko war a accueillir moo tax nag ma bëgg a ñëw parce que xam nga yooyu yëpp tegal naa la ko ma ñëw ne la léegi biir salle d'accouchement bi moo am problème madame Fall est-ce que problème bi c'est pas parce que salle d'accouchement ñëpp a xam ne lan moo fa nekk mooy douleur métit dëgg la métit moo nekk salle d'accouchement damay am habitude sax di wax ne da nga yendu ak sa xaw ma di nga nekk ak sa borom kër fanaan sa bëñ di metti nga gëstu gis ko muy xandoor mooy yow da nga koy mere kii ba ma métit bi ma fanaanoo yëpp muy xandoor yu métti yi parce que déjà yaa ngi koy mere ci yow si sa douleur bi ngay dund masama nag koo xamante ne yaa ngi ñëw salle d'accouchement danañ waxante dëgg nag suñu famille ñiy accoucher yëpp amul kenn koo xamante ne rek am na préparation salle d'accouchement sa préparation accouchement est-ce que nattal nañ la expliquer nañ la wax nañ la lay xaar salle d'accouchement sage-femme bi tamit dëgg la am na formation waaye tamit formation boo gis ni ko biige ba waxee dafa jar tàggat may nuyu au passage aussi la maîtresse sage-femme de Gaspard Camara muy sama grande sœur boo xam ne sama référence la muy madame Gassama moom itamit dégg naa ci mu wax ne bu ñu kiyee toogee ba si yàgg dañuy ñëw def réunion ñoom bu ñu defee famille def accouchement dañ leen di woowaat laaj leen lan moo leen neex lan moo leen naqari c'est très important parce que yow attan man mun naa ñëw ne Rose salle d'accouchement wax ko loo xamante ne man mun naa jàpp ne du dara mais moom mun na jàpp ne loolu wax bu dëgër la mais Rose tant que waxuma ne wax bii wax bu dëgër la ma defaat prise de conscience xam ne wax bu dëgër la du ma mës a xam ne wax bu dëgër la madame Fall bu ñëwee suba langage boobu laa koy tenir man yaakaar naa ne mooy waral malentendu boobu nekk biir salle d'accouchement donc pour man femmes yi war a ñëw di accoucher war nañu léegi bàyyi xel ne ñoom ñëpp war nañ leen tàggat wax leen lan moo leen di fekk salle d'accouchement sage-femme yi tamit yi nekk ñoom yi tamit war nañu te loolu la association sage-femme di dox parce que boobu léegi bu ñu déggee benn affaire dañuy toog waxtaan si partager ko lii loo leen si xalaat ñu discuter si ñu ne problème am na parce que mënuñu chaque fois ñuy plaindre si sage-femme yi di plaindre si sage-femme donc il y a problème il faut qu'on s'assoie comme on dit en médecine poser le diagnostic mais aussi trouver l'étiologie c'est-à-dire trouver lan mooy cause lii foofu lañu toll loolu la wax nañ ko sànq li mu wax li mu développé am na solo lool mais xam nga des fois tamit nit ki lay doon doomu aadama bi pas madame Dieng rek sage-femme wala Bigué Ba sage-femme d'état mais d'abord kan mooy sage-femme d'état bi parce que jikko lay am nit la d'abord am jikkoom moo tax des fois dama naan yenn liggéey yi dafay sensible bu nga xamante ne nit ki suñ ko fa waree yóbbu dafa am war a tàggat yu nga xamante ne ci jikko lay doon parce que dafa am yoo xamante ne pour que nga ku jaar ci mat xam nga ne yow booy matu sage-femme bi ngay dem di fekk foofu sax mën ngaa xeex ak moom
mën nga ko poñe xam nga li ma lay wax bu baax mën nga ko poñe mën nga ko dóor dund naa ko mën nga xeex ak moom dund naa ko waaw parce que man salle d'accouchement ni nga waxee rek sànq avant kii bi di commencer am naa fa benn jour salle d'accouchement koo xamante ne xale la bi mu ñëw je pense que elle devait avoir à peine 16 ans ou 17 ans mais madame Fall xoolal bu contraction yi ñëwee day wàcc table bi ñëw fekk ma fa ma toog sama kaw poñe ma oui jour boobu sama blouse bi yëpp la teppi waaw parce que métit bi wallaay moom la xamatul fan fu mu toll si moom waaw exactement loolu la mooy dund yi ñuy dund rek moo tax nag yow bu fekkoonte woon ne amuloo jikko bi amaana mën nga ko doxalee neneen foofu la ñuy waxee tollale bi foofu la ñuy waxee il faut que sage-femme bi xol bi yaatu il faut xol bi ubbeeku mais des fois da nga ciy gis ñoo xamante ne nga dugg salle d'accouchement ñu baal ma ci terme bi dañ naan la bi nga ko doon def dafa neex am na ay nag noonu nag madame Fall loolu nag damay wax ci kii boobu nag parce que souvent terme boobu day dellu si te wax dëgg yàlla dëgg neex yàlla avec presque 30 ans yoo nga xamante ne maanaam presque yegguma foofu mais 30 ans d'expérience wax dëgg yaa dëgg neex yaa loolu mosuma ko dégg man bii ba atte na ma danteeg man ak sage-femme man mosuma ko dégg wax boobu dafay am xam nga lu tax day am bon amaana na nag peut-être xam nga rek ak parce que man ba may def sama formation wax boobu ñëw na mais dama ci bàyyi xel mais wax dëgg yaa dëgg neex yaa te en plus de ça ma lay wax benn affaire boo nga xamante ne man def naa man daanaka salle d'accouchement rek laa liggéey après la def formation biologie génn léegi salle d'accouchement dem laboratoire mais ci gàttal 17 ans def naa ko garde de nuit guddi rek laay liggéey guddi rek te biir salle d'accouchement laay évoluer donc su ma la ci waxee dara xam nga waaw xam nga yooyu ay termes yoo xamante ne nag bu ko nit waxee ça fait mal mais mosuma dégg mosuloo ko dégg man dem naa hôpital ci expliquer sage-femme bi guddi la laaj wax ko ne ko parce que des fois xam nga sooy wax dara da nga ciy duut baaraam te ci hôpital la daan teg boobu la bi mu egsee lenn moo ñu boole mooy que bëgg na ma bindal maa ngi am douleur man mu ne ma ni ma ne ko bii garab amoon naa ko mu ne mu saaga ma ma ne ñokkat ci sario bi jóg taxaw poñe ko keroog pour que ñu taxale ñu problème la ndax maa ngi ak métit mais dafa am des fois gis nga nit ñi li ñuy wax ni yëpp te c'est normal que mu waxee noonu à juste raison waaw même bu fekkee sax lu mu gis la sax sañ na défendre mais dafa doon yi nga xamante ne dafay am souvent ak nit ñi man léegi li may gis ci génération bi xam naa bu ma génnante ñu sànnee di ma xeer génération bii may gis gisuma ko woon ci génération bi ak génération ñoom biigee ba parce que boo fa demaan ay mag nga fa daan fekk ñu mel noonu ñoo xamante ne ñooy tane ñu nekkal ci li nga xamante ne mooy métit boobu mais génération bi dinañ ci ñëw ak madame Dieng mais yow lan nga ci jàngat li mu wax ni am na solo parce que yow déjà peut-être que sax balaa ngay dugg ci métier bi daan nga dégg wax jooju boo déggee dañuy naan yow may ñu jàmm bi nga ko doon def neex na tey jii néeg néew wax ji man sama jabaru papa sage-femme d'état la woon madame Cissé Ndeye Khady Mbengue sama papa day toog mu dégg ñu leen di yuuxu di leen di naan yéen dimbali leen ñu bu leen ñu sonal bi ngeen ko doon def dafa neex xam nga wax kàddu yooyu mais yow boo màggee ci loolu wala nga yàgg dégg loolu yow doo ko def comprendre nga yow doo ko def moo tax ma ne la ndax ñuy def yenn yi école lañ jóge wala jéguñu école gis nga man ba may dugg santé xam nga lan moo ma ci dugal dama dem centre de transfusion sanguine gii dama fay may deret chaque 4 mois xam la ma ci dugal dama dem fekk benn stagiaire boo xamante mun naa ko jur muy wax ak man noo xamante ne ma ne ko gis man blouse blanche bi dama koo bëgg sama xol waaye ni ngeen koy defee du noonu pour mënuma jàngal ñëpp nuñ koy defee waaye man dinaa sol blouse blanche bi won leen nan la ak naka la mais macha allah boo nekkee da nga ciy fier déjà yow li ngay wax ni dafa neex a dégg malade bu ñëwee ni nga koy accueillir ni ngay waxee ak moom bu amee métti sax day métti day wàcc xale bi bu mu ñëw toog sa kaw di la poñeek yooyu mais mun nga ko yuuxu wala nga dóor ko def ko ne mais doo ko def mais da nga koy accompagner ak douleur bi wax ak moom peut-être que douleur bi sax dina wàcc ndànk-ndànk mu tëdd sa kaw mu atténuer léppam mais nag am na ñoo xam ne lu ñu noonu de non wax ci waaw léegi am loo ci dolli waaw soo ci dolli après ñu wax ci génération yi en fait kii wu ma je ne défends pas les sages mais c'est normal waaw non je ne défends pas c'est-à-dire li ma dund li ma xam nga waay indi fii dëgg la ñu waxtaan si pour que man en tout cas futur bi je me dis plus jamais ça c'est-à-dire bëggatuma gis koo xamante ne dugg nga biir salle d'accouchement génn fa te amoo satisfaction pour que man ma am loolu il faut ma xam lu waral déjà comportement bi nga xamante ne ñu ngi koy jiiñ sage-femme yi
est-ce que réellement comportement boobu am na su fekkee it tamit am na ñu xool lan moo ko waral lu tax particulièrement sage-femme yi nga xamante ne biir salle d'accouchement la ñu ne parce que mën nga tey fekk benn sage-femme boo xamante tey mi ngi salle d'accouchement suba nga fekk ko mu nekk beneen service donc pourquoi mu war a doon loo xamante ne salle d'accouchement rek lay amee voilà parce que métier yi fa la ëppee fa la métier di ëppee moo tax ma ne la léegi nag au finish li nga wax parce que ñun peut yaa ngi wax génération bu njëkk ba waaw mais génération bu njëkk ba dafa fekkoon ne xëy na discrédituma kiiwuma école yi nga xamante ne privé yi ñu nekk vraiment lalu bu baax léegi di former un peu partout de sage-femme mais man li ma xam mooy école d'état laa génne loolu laa xam parce que école d'état non seulement formation théorique bi ma nga fa woon mais it tamit dafa amoon leneen loo xamante ne ma nga fa woon mais nuyu au passage une grande sage-femme koo xamante ne macha allah elle m'a beaucoup marqué à l'hôpital La Dantec muy ancienne maîtresse sage-femme madame Ndoye Xaar Camara gis nga madame Fall bu ma ko gisaan xam nga nii dadaa nii def su ma ko seenaan muy ñëw la première chose damay taxawaat xoolaat ba xam ndax sama blouse set baax na ndax tablier bi takk naa ko bu baax ndax sama coiffe takk naa ko bu baax damay taxaw bu nga koy séen rek taxaw xam nga nuñu naan i madame Ndoye ngoog bu ko defee ñëpp defarwaat biir salle d'accouchement hôpital La Dantec dafa amoon table bu mag ci digg salle d'accouchement bi gis nga bu ñu naan garder ñëpp ci table boobu la ñuy toog dossier nekk ci biir kii bi gis nga bu ñu xëyee dañuy def tour malade par malade de poser question gis nga tour bi mën na commencer 8 heures jeex 13 heures xoolal da ngay taxaw loolu am na gis nga bu ñu taxawee si malade c'est-à-dire 3e année ba ma ngay superviser 2e année ba 2e année ba ma ngay superviser 1re année ba dañuy poser question de sorte que tu es obligé nga mën li ngay def xam li ngay def parce que bu boobaa bu ñu la poser question di nga am gàcce boo nga xamante ne bu subaa dootoo ko dooleeti du coup loolu yëpp ci formation boobu la toll woon ak yeneen yoo nga xamante ne macha allah rëccuwuma ko xëñ na bi actuellement rigueur boobu moo des foofu laa bëgg moo tax ma wax la ne la ñun dañoo toll si poser diagnostic pour xool en tant que association ñun nan la ñuy essayer xool lan mooy problème bi outils tamit ñu ñuy accompagner de sorte que bëggatuñu dégg madame Fall ku génn salle d'accouchement di ŋàññi sage-femme voilà waaw loolu de macha allah suñu sañoon sax ñun duñu ko def parce que ki nga xamante ne ginnaaw yàlla moom ngay yaakaar bu sa métti ñëwee nga dem ci moom pour wax ak moom mais génération yi il faut ñu dugg ci parce que nag waxtu mi ngi xaabaabal di dem maa ngi koy teewlu léegi mais gis nga madame Dieng bëgg naa ñu wax ci génération bii nii parce que xale yi nga xamante ne ñoom nga fekk ci hôpital yi xale yi ñu ngi teg seen cheveux ba mu gudd est-ce que hôpital ngay ne yaa ngi liggéey si hôpital bokk na ànd na ak pose ongle ànd na ak yenn yi bokk man damay gis ni ngeen di naturel man ba tey mënuma jël rek ci génération bi ndax man génération bee laa dund ni nga xamante ne noonu la ñu mel am na yu baree bari yu nga xamante ne yéen daawu leen ko dund jaaro yu kenn du ko gisee yéen foofu noonu mais léegi di nga gis xale yi pose ay wee pose ay xef teg seen cheveux ba mu egg fii boo ñëwee di wax ak ñoom ñu ngi ci seen ay téléphone est-ce que comportement boobu noonu moom la ñuy xaar te defe naa ne loolu noonu dafa doon lu nga xamante ne lu ñu war a defaraat la ndax ay bakkan la ñuy risqué ci li nga xamante te boo xoolee léegi accouchement yi léegi moor yi bari nañ ci hémorragie yi bari na ci te yooyu yëpp li koy waral négligence da ciy bokk duggal foofu kontaan bu baax ci question boobu parce que day delloo si waat rek problème mu formation parce que xam nga sànq waxtaan nañ si tuuti ci formation bi mu wax la yenn aînés yi nga xamante ne dañ ju doon non seulement mbirum jàng bi en tant que tel théorie bi ak pratique bi tout ça mais sur le plan comportemental sax ñooñu dañ si doon jouer mais léegi xam nga bu fekkee école d'état la yow balaa ngay am sa diplôme am na yenn comportement yoo xamante ne boo ko amee doo mës a am diplôme ko mës a am c'est important bu leeral loolu baax doo ko mës a am te toujours ci comportement boobu ma lay wax noonu man bi may def sama formation da ngay def benn faute ngay def ñu invalider sa stage
c'est-à-dire da ngay ñëw pour nga sa note pour ñu mën la noter pour nga mën a jàll classe supérieure wala pour nga mën a valider loolu dañ lay noter mais stage bi tant que valider woo ko duñ la noter te am na ñoo nga xamante ne bu ñu defee benn faute dañuy invalider seen stage benn faute boobu maanaam tu vas reprendre le stage pour 1 mois boobu par exemple yow bu fekkee ne mois prochain war nga dem benn stage par exemple nga war a dem Gaspard Camara Dantec lañ la invalider woon non seulement sa stage kii bi nu mu tudd sa stage Gaspard Camara bi da nga koy def mais da ngay fay 1 mois biñ la sanctionné noo koy fayee boo waree dem fii garde jour bu guddee da ngay dem Dantec boo waree noppali ko samedi ak dimanche da ngay samedi ak dimanche da ngay dem Dantec mais amoon na ku la doon surveiller parce que dañuy am ay monitrices yoo xamante ne boo nekkee hôpital tous les matins dañuy xëy ñëw mais si sa stage boobu da ngay am objectif de stage maanaam première année nga nekk yaa ngi def 1 mois de stage si 1 mois de stage boobu dañ lay wax ne la war nga ci def 20 accouchements 20 accouchements yoo xamante ne koo xamante ne romb na ñaari doom ñetti doom war nga def 15 accouchements yoo xam ne koo xamante ne mësul am doom war nga tenir partogramme boo xamante ne tant de partogramme loolu yëpp sa monitrice mi ngi toog di ko parce que jour par jour bu matulee xoolal ñun dañ naan toog di jonkon naan waay yàlla nañu am accouchement si man tey du ma valider sama kii de loolu dafa am njàngat mu muy indi voilà dafa am mais njàngat ça c'est l'ancienne école moom laa lay mais wax est-ce que réellement ça existe toujours avec école yu bees yi am na benn étude bi ñu defoon en 2016 par rapport ak formation yi sage-femme yi def ak infirmier yi ci école yi te mi ngi existé sax am na école privée de médecine yoo xamante ne ñoom tam ñu ngi dund loolu mais li ñu leen na war a jox c'est-à-dire li ñu naan curricula de formation OAS maanaam ay yoo xam ne dafa tënk réew yu bëri dañ la naan lii ngeen war a def école bi nii la war a mel laboratoire bii moo war a am ci école bi matériel bii moo war a am ci école bi tant d'élèves moo war a am ci kii bi élève bu nekk lii ak lii ak lii lañ ko war a toppee mais bu ñu xaymaa pratiquement boo seetee benn école baaxu si te pourtant école yooyu ngi dem yow nag war nga def bokk ci ñuy jàngal ñuy bon pas jàngal mais ñuy wax carrément ndaw xale yi fan la ñu war a taxaw li nga wax ne am na solo kii affaire yi wee yi fossiles yi si effectivement wax nga fi lu am solo sa coiffe am na yoo xamante ñun buñu fa man boog bi ma doon def sama bos daaw ma ay greffage ak yooyu daaw ma ko def parce que sa coiffe dafa am ni nga ko war a takkee faute bi première faute bi foofu lay jóge boo ko wengalee wala nga ne damay defar damay rafetal ak yooyu dañ lay teg à côté donc loolu da ngeen war a waxtaan ak xale yi ci loolu di nga gis koo xam ne mi ngi def fossile mu war a xool constance yi du ko xool nu mu waree wee yi nga war a xool jigéen ju wéral loolu noo fay dugalee sa baaraam ni da nga koy xool ak wee affaire yooyu yow ma wax ma sax joxe cours waaye da nga war a toog di conseiller xale yi ñu lay déglu li nga wax ni am na solo trop 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 man vraiment li nga wax daf ma doy parce que xam naa li ngay wax xam naa métit bi ngay wax te et tout mais nag ba léegi des na école yi effectivement école yi dafa bari am na ñoo xam ne duñ jël temps yooyu di wax ak xale yi def leen nii def leen mais fossile yi aw ma ngay rajaxe école de santé yi ak weey xaw ma nag waaw xaw ma nag loolu moom xam nga kii Rose encore une fois rek li may waxaat dama koy répété waat rek c'est-à-dire ña daan gérer école ya ñooñu dañoo amoon ay rigueur de sorte que yow en tant que sage-femme élève sage-femme boobu sa xel juróom-ñaari xel dajul ngay am yenn comportement yi di ñëw hôpital amul mënul ne parce que ñoom duñ la ko may duñ la ko may mais école yi bëri na bëri waaye ba nga xamante ne ñun dañu am problème parce que on est en train de se battre par rapport à ça parce que sax gis nga élèves yooyu pour ñu am sax stage hôpital sax problème la parce que bëri nañ bëri waaye ba nga xamante ne c'est vrai voyez amuñu sax espace yoo xamante ne war nga leen fa mën a dugal tàggat leen fa pour que bu ñu génnee mën a assurer li ñu leen sant pour ñu def ko bu ñu desee ci civil di néew na voilà ñu daal di ba tey foofu rek di ñaaxaat ñi nga xamante ñooy suñu autorité ñu bàyyi xel ci loolu bu baax jàppale ñu si tamit surtout xam nga jàppale parce que côté boobu tam ñoom ñoo si gën a mën a jàpp assainir bu baax xoolaat ba xam nan nañuy defaat ñi nga xamante ne jot nañu génn
ñu xool ba xam nan la ñuy jooyantiwaat ñi nga xamante ne nag génn guñu ñu xool ba xam nan la ñuy def de sorte que vraiment ñu mën a am loo nga xamante ne satisfaction totale par bu ñu waxee Fra mi ngi naan ma waxtu bi duñu dese ci ab simili mi ngi jeex na mais bu ñu waxee ci li nga xam ne mooy sage-femme yi war nañu wax comportement tamit ki nga xamante ne mooy ñëw mooy malade bi ki nga xam ne dafa ëmb ñëw man daanaa dem foofu ba tey ndax man bii gi rek laa xam suñu demaan boo solaan pantalon war jigéenu wéru danaa ñibbil sa kër war da jël sër bu subaa nga ñëw talon doo ko sol hôpital Dantec ci jamono yooyu ma lay wax nga doon jigéenu biir ñëw fa amul am na yëre yoo xamante ne boo ko solee dañu naan la boo ñëwaatee dañu lay dàq xam nga yooyu yëpp tamit dafa doon comportement bi nga xamante ne mooy bi malade bi di yore des fois nag ñu sol seen tubay sol seen talon nga ne yow jigéenu biir nga ñëw sage-femme bi dàq la nga daggal ko ay saaga wax ko loo xam ne lu ko naqari la loolu tamit nañ ci bàyyi xel ñu xam ne bu fekkee jigéenu wéru nga am na comportement bu nga xamante ne yow it booy ñëw di fekk si ñi nga xamante ne ñoom nga yaakaar ginnaaw yàlla am na comportement bu nga xamante ne moom nga war a indi foofu ngay daal di tëjee daaneel ma jox Rose d'accord madame Fall parce que su ma leen sànnee xeer tamit fa ma yeddaa suñu bopp dëgg la noonu lay demee sax comme ça xam nga mu nekk équilibré ko léegi par rapport ak comportement parturiente parce que comme ni nga koy waxee rek ku ñëw di accoucher ni lay woowee parturiente xam nga si commencement émission bi nee naa la am na problème bi salle d'accouchement dëgg la xëy na am na wàll woo xamante ne sage-femme yeeg mais itam am na wàll woo xamante ne kii ñëw di accoucher ñun la moo tax ma ne la est-ce que ñii ñëw di accoucher xam nañ lu leen di xaar salle d'accouchement da ngay gis koo xamante ne madame Fall day ñëw yaakaar ne lépp lu bokk ci accouchement setul parce que deret yaa ngi tuur deret ak yooyu yére ya gën a tilim ci yéreem ya moom lay indi parce que xelam loolu la ko may dëgg la ña koy indi tamit seen xel loolu la leen may te xamuñu ne amul lu ko gën a set deret boobu di génn amul lu ko gën a set dëgg la donc dañuy obligé léegi sax booy gis hôpitaux yu bëri da ngay gis à côté am na boutique boo xamante ne ma ngay jaay ay garniture ma ngay jaay ay yeneen ak yeneen ma ngay jaay sax malikaat parce que yenn saa nga yër yi xool ne lii kat nga ne dama leen jëndi malikaat bu ñëwee nga jël xotti des fois am ñuy ñëw tam duñu indi dara des fois am na ñoo xamante ne duñu indi dara mais yooyu yëpp da nga koy gérer donc nit ñi war nañu delluwaat ne boo ëmbee premier jour grossesse bi ba dernier jour grossesse bi dafa am loo xam ne war nga ci jàng man sama grossesse nan laa koy dundee accouchement ba nan la war a mel moo tax gis nga bàyyiwuñu suñu bopp dëgg la parce que yooyu yëpp dañ koy xayma di ko teg di essayer voir dans quelle mesure population bi ni nekk à l'aise ñi accoucher nekk à l'aise moo waral waa GASPA sax wax nañ ko muy accouchement humanisé bi ñuy wax noonu muy accouchement style libre am na ay quelques structures yu koy def ma si nuyu au passage waa DSM direction de la santé de la mère et de l'enfant di si nuyu sama grande sœur papa Adama Sanoxok mooy point focal association bi donc ñooñu léegi accouchement bi maanaam booy ñëw la neexee nga ànd ak madame Fall su la neexee nga ànd ak Rose bu la neexee nga ànd ak sa goxo bu la neexee nga ànd ak sa borom kër dégg naa ko te table bi sax existé tout dañ lay tegal sa benn ballon bu la neexee tegal sa benn basak bu la neexee nga bëri nga ba nu mu la neexee bu la neexee nga dem ba waaxu dem te ñëw mën nga ànd ak sa góor mu téye la sa loxo ainsi de suite yooyu yëpp pour vous dire que dañuy nekk di xool nan la askan wi mënee nekk à l'aise ba soo dugg bay dugg salle d'accouchement doo stressé booy génn da ngay kontaan dëgg la voilà nga am mbégte donc loolu daal madame Fall moo nekk loo xamante ne daal ñun doyaluñu de wallaay neex na trop ñun doyaluñu waa ne waxtu bi moo ñu waa gis nga ñu ci dara ñu bàyyi la rek nga tàggoo waaw bu tàggoo bi daal madame Fall mooy di comme ni nga débuté mbas bi mi ngi fi nañ ci bàyyi xel bu baax waaye tamit comme ni nga ko waxee restez chez vous dox leen ni nga xamante ne farata la nekkul ne bul yóbbu sa doom vaccination nekkul ne bul dem hôpital def sa consultation prénatale nekkul ne yi tamit bul dem defi sa planification familiale les structures sont là ñoo nga fa lañ daan def ña nga ko def xanaa dañoo jël ay matuwaay yoo xamante ne mbas mi boo jógee sa kër yegg foofu doo ko fa jëlee waaye nit ñi nañu xam ne yóbbu seeni doom ñu def vaccination ba tey structure yaa nga fa offre de service boobu bu ñu demee dinañ leen ko jox planning familial bi même chose consultation prénatale yi ñu nga fa may daanalee di wax ne waaw nga tënk ñun sage-femme yi ak jigéen ñëpp ay ndey dikk lañ wallaahi
bu ñu kontaanee ñu kontaan bu ñu amee ñagas-ñagas bu ñu tëddee suñu lal yi duñu nelaw donc ensemble nañu toog xool daal où se situe le problème ñu régler ko de sorte que ñu ngi koy waxee ñëpp kontaan askan bi kontaan Sénégal jëm kanam réduction mortalité maternelle infantile yooyu yëpp jóge fi voilà am nañu mbégte bu baax Fara nee na ma tata jeex na tàkk macha allah kon waa jeex na comme jeex na tàkk ñu gàtt rek waxtaan bi aw dafa neexoon trop dafa neex ñu lay déglu ngay wax ci li nga xam macha allah bëggoon nañ sax ñu gunge suñu doom yi nga xam ne léegi ñoo toll ci mbir mi suñu seen alimentation ni ñu comporté et tout mais macha allah xam naa ba beneen yoon aw xanaa di tàggu ñëpp di nuyu ñëpp sama yaay maa ngi koy nuyu di ko tàllal loxo mu yokkal ñu ñaana vraiment di nuyu ñëpp bàyyi ma kenn madame kontaan naa trop madame Guèye macha allah waxtaan bi neexoon na ñu am mbégte ci toog buñ fi toog ak yow bu ñu sañoon wax 2 heures de temps mais nag macha allah waxtu bi moo ñu xoj ndax émission moom temps rek la madame Guèye ñu am mbégte dalal la ci plateau mais vraiment seen génération ñu leen di sargalaat bu baax a baax mention spéciale kooku moom man maa ko signé parce que man génération bii laa xam ñoom laa miin mais seen ñaawteef vraiment kenn gisu ko si ñoom surtout hôpital La Dantec ñu doon ñu nga xam ne ñu responsable lañ vraiment ñu ngi leen di gërëm di leen sargal ak ñi nga xamante ne mooy hôpital yëpp ñi nga xamante ne ñoo fa nekk sage-femme di ay jigéen ñi ngi leen di sargal ndax jigéen fu mu toogee rek place góor rek nañ ko daal di sargal mais ñun tam bu ñu dem ci ñoom dañ am comportement bu nga xamante ne moom la ñu war a am dafay am solo ma gërëm waa régie yëpp gërëm Franc ak ñi fa nekk ñëpp sargal leen fii tam ma gërëm caméraman yëpp sama doom yi fa nekk yëpp sargal naa leen Rose ma amoon mbégte jarul vraiment kontaan naa macha allah jox leen dig daje ba suba incha allah jërëjëf